ñu ngi ziar ñëpp di nuyu ñëpp di ci jiital monsieur le maire Tamsir Sokhna ñu ngi koy wax kii monsieur le maire de fait la waaye ñun dañoo bëgg le 23 janvier 2022 ñu def ko monsieur le maire de droit ñun ñëpp ñu mànkoo dem votel ko ngir li muy def ci biir Sicap bi amul kenn damay sama baat ca kaw amul kenn muy ku nekk ci nguur geek ku nekk ci kii ku koy def am na benn maire bu wax léegi sànq ne dañu war a gore dañu war a gore ku wéet gore ku wéetelu ki gore ñu dem votel kii ndax nit ki waaye xam nga programme moom mun na baax trop waaye nit ki koy doxal bu bonee du réaliser dara yaa ngi dégg moom mii nag dafa am ay valeur ba pare defar programme boo xamante ne amul kenn benn candidat ci Sénégal bi yëpp ku defar programme bu mel noonu programme bi nag waa Sicap a ko defar waa Sicap la ñu laaj dañu wàcc à la base laaj leen lan ngeen bëgg ci Sicap ñu wax ñu yéegal loolu yëpp tënk ko waaye nag moom dafay nitu dëgg yéen ñëpp xam ngeen ne Tamsir lu mu la wax da koy def moo tax programme bi li mu ci namm yëpp dafa xool ndax mën na ko def ndax loi permettre na ko mu def ko muy les compétences transférées ndax commune du lépp la mën a def benn ndax moyens yi ressources yi maanaam li mairie di gagné ci xaalis Sicap bii li muy am ci ressource ndax mën na ko may mu yeggali def programme boobu ci 5 ans mu xool lool ne mën na ko ndax moom mii kat yamul ci budget wu mairie ndax xam nañu budget mairie Sicap bii defarul dara mais moom dafa ànd ak ay partenaires yoo xam ne dañu taxaw ngir jàppale ko amul benn candidat tey jii nii bu jël engagement ne la sama salaire bu leen ma ko jox carburant bu leen ma ko jox oto wu mairie bi bu leen ma ko jox jël leen loolu yëpp ngeen dëxañ ko dugal ko ci budget bi ngir yokku recette yi tàccu leen loolu amul benn candidat bu ko def Tamsir Sokhna dafa jël engagement boobu signé ko waxu ko de da ko signé ne soxlawuma seen salaire loolu ku ko fi defoon ku ko fi waxoon ñu ànd ak moom mais moom moo ko def waaye li gën a yéeme mooy programme bii nga xamante ne moom laa leen di waaj a tënkal ndax affaire yi neex na loolu Tamsir baax na loolu waaye Tamsir dafa am programme benn programme la am dañ leen ciy jukkil tuuti rek ndax yaatu na trop benn programme la am ñu décliner ko en 9 orientations stratégiques 9 orientations stratégiques yooyu dafa tënku ci 7 axes programmatiques yi nga xamante ne moom la ñu tënkee compétences transférées yi waaye dañ ci jukki 50 mesures yoo xamante ne nee na bis bu toogee 50 mesures yooyu moom lay defar ngir soppi xar kanamu Sicap loolu nag da ci jiital li ñuy wooyee environnement ak cadre de vie waaye jiital ci sécurité nee na moom bis bu toogee sécurité lay jël def ko muy priorité sànq kii wax na leen wax benn wax man wàllu ville de Dakar laa nekk moo tax sama maire boobu di wax Khalifa Sall mooy sama leader man waaye dañu gis ne kii moo gën ci Sicap ñu ànd ak moom voilà lépp luy éclairage public maa ko yor ville de Dakar waaye kii kenn jiituwoo ko ci ndax bi ab ville de Dakar amul woon moom mii kat moo doon ànd ak Kalidou Dieng di taal lampe Sicap yi nee na nag bis bu toogee fenn dootul lëndëm ci biir Sicap loolu priorité la ci biir sécurité nee na bis bu toogee ci wàllu sécurité zone yi nga xam ne c'est des zones criminogènes nga xam ne dafa sensible dina fa installer ay caméra yoo xamante ne day surveiller nit ñi
lëkkale ko waa police loolu moom rek ko def nee na bis bu toogee li gën a am importance muy wàllu agression yi dina def li ñuy wooye ay comité de vigilance def ko ci quartier bu nekk ay nit yoo xam ne ay gardien moom mii ak mairie bi ñoo koy jël en charge ci Sicap bi yëpp kenn doo ku ñu xamatul dootu fi dugg yenn heures yi moom jeex na loolu nee na dina ko def ci wàllu sécurité waaye dina def li ñuy ci wàllu cadre de vie ak environnement tali yi nga xamante ne Sicap bi muy Sicap ba léegi moo fi nekk nee na bis bu toogee dina réhabiliter voirie communale bi yëpp doo daan yi nga xamante ne day yàq oto yi dinañ dindi yëpp mettre aux normes yëpp ci biir Sicap bi fépp fu soxla doo daan dina ko defar ci normes yi mu war a nekkee loolu c'est à saluer am na benn programme boo xam ne mu ngi ko tuddee Sicap vert programme de reverdissement la et d'embellissement nee na fépp fu am espace boo xamante ne kenn utiliser wu ko dina ko aménager def koy espace vert créer emploi vert jël maire yi ak jeunes yi jël leen ñu liggéey ci entretien ak surveiller espace vert yooyu loolu moom moo ko décidé nee na dafa bëgg def commune Sicap mu doon commune verte commune boo xam ne boo ci dëkkee day neex a dëkk day neex a dëkk du ñu ñëwee kenn mu naam ñi dëkk Fann Résidence ak ñi dëkk Almadi sax ñoo leen tane ndax amuñu ay tali mais nee na moom bis bu toogee fii Sicap moom comme New York wala Paris nee na bis bu toogee ci wàllu environnement ba tey dina fexe ba nga xamante ne personnes âgées yi dinañ am ay espace de détente yoo xam ne dina ko aménager pour ñoom xale yi dina defar ay aire de jeu pour ñoom loolu chiffré na ko identifié na loolu ba pare ci wàllu éducation nee na dina fexe ba nga xamante ne commune bi dina am lycée commune Sicap amul lycée looloo waral suñu xale yi bu ñu amee BFM dañuy dem ba ay Delafosse wala Blaise Diagne distance yu gudd yooyu mooy tax élève bi du performant benn ndax day coono bi muy dem waaye ci yoon wi lu ne mën na ko këf yóbbaale ko souvent xale yi foofu la ñuy yàqoo nee na dina fexe ba nga xamante ne lycée dina am ci Sicap bi xale bi parents yi mën ko surveiller ndax dootul sori dina fexe ba def centre de formation professionnelle ci biir commune bi amu fi ñi nga xam ne amuñu chance su continuer ci études supérieures yi ñu mën leen tàggat ñu mën a am métier ci biir gox bi lépp ci biir gox bi mais li gën a am importance mooy dina fexe ba daara moderne am fi ndax am na ñoo xam ne ci seen option jàng bëgguñu seen doom yi peut-être dem ci école français bëgg nañu am daara boo xam ne dina fa tàggat xale bi ba nga xamante ci diineem ba nga xamante ne lu bëri lu koy réer maanaam du ko dab loolu tamit lu am importance la site bi nga xam ne moo war a abriter daara boobu identifié nañ ko ba pare moom am na ay partenaires yoo xam ne dinañ ko defar incha allah loolu ci wàllu éducation la dina fexe ba nga xamante ne moom jël na engagement nee na bis bu toogee première année bi couverture médicale universelle pour tous les élèves yi nga xamante ne dañu nekk primaire da koy jël en charge dès la première année de mandat loolu lu am solo la parce que tamit balaa ngaa jàng foog nga am wér te wér boobu dañuy soulager sunu parents yi rek ndax xaalis la moom nee na di nga ko jël en charge nee na bis bu toogee dina fexe ba nga xam ne fourniture moom parent dootu ko jënd ci biir kii bi parent dootu jënd fourniture gratuité des manuels scolaires nee na dina fexe ba nga xamante ne école bu nekk dina am bibliothèque école bu nekk dina am salle informatique ndax dafay dugal numérique ci biir école yi loolu lu am solo la te dina fexe ba nga xamante ne élève bu nekk dina am bu amul ordinateur dina am tablette loolu moom dina ko def incha allah donc loolu ci wàllu éducation lu ama solo la
mais boo xoolee éducation sax du compétence transférée mais moom jël na engagement boobu ci seen kanam. ci wàllu santé nag santé foofu la defee lu rëy ndax nee na dina fexe ba nga xamante ne poste de santé yi nekk ci biir cité bi yëpp dina ko réhabiliter relever plateau bi ba nga xamante ne ku feebar balaa ngaa xalaat hôpital Le Dantec wala hôpital principal ci poste de santé yi boo fa demee ñu jël la en charge nee na dina fexe ba nga xam ne commune couverture maladie universelle dina ko yaatal ci bépp mag boo xam ne fii la dëkk muy personne du 3e âge nee na dina fexe ba nga xamante ne personne du 3e âge yooyu dinañ mën a génn dem faju ji ci hôpital yu mag yi xam nga ak luñ fa mën a am comme soin mu wàññeeku mu jël ko en charge loolu dina ko defal personne âgée yi dina fexe ba nga xamante ne hôpital bi nga xam ne moo nekk fii muy hôpital Mamadou Diop ñu relever plateau technique bi yokku matériel bi def dotation pharmacie bi foofu mu am garab nga xam ne dañ koy jël gratuitement loolu dina ko def ci wàllu nu mu tudd santé. ci wàllu action sociale nee na bépp lieu de culte muy église di juma dina fexe ba nga xamante ne dina leen jàppale ci seen mission di leen budget bu mat muy curé muy nu mu tuddati juma yi di daara yi lépp dina ko jël en charge ba nga xamante ne dootuñu jooy dara daara yi nga xam ne dafa nekk fii ñu am ay taalibe yu yalwaan moom nee na jeex na ci biir Sicap bi daara yi nekk fii kenn dootul yalwaan ndax dina jël yëpp en charge loolu dañ ko war a tàccu ci wàllu éducation la. ci wàllu culture ak loisir ak sport loolu monsieur le maire daf ci jël ay mesures yu am importance nee na di nga fexe ci wàllu sport terrain yi nekk ci biir Sicap bi yëpp te dégradé wu dina ko réhabiliter dina yokk espace yi nga xam ne fa la ñuy foowee xale yi fa la ñuy foowee ndax bu ñu foowul dinañ dem def naka si dul noonu dina fexe ba nga xamante ne ci wàllu culture commune bi amul agenda culturel amuñu festival amul dara nee na dina amul xumbaay te pourtant ay grands artistes ñoo fi nekk bu ñu demee bay tudd ay PBS ci wàllu rab bi fii waroon na am dara nee na dina fexe ba nga xamante ne commune bi dina am agenda culturel artistes yi ñu jàppale leen ci seen initiative culturelle yu ñuy am loolu nee na dina fexe ba def ko loolu dafa mérité ngeen tàcc ko voilà ci wàllu jeunes yi ak femmes yi muy employabilité des jeunes et des femmes loolu leen dina fexe ba nga xamante ne dina créer benn incubateur fii boo xamante ne day jàppale ndaw ñi nga xamante ne amaguñu mën-mën noonu ñu jàppale leen financer leen ba nga xamante ne tey jii nii dinañ mën a jàppale seen waa kër jàppale femmes yi nee na femmes yi dina leen financer projet buñ ci mënti am dina leen dajale encadrer leen financer leen loolu moom tàmbali na ko def bu yàgg waaye bis buñ ko defee maire dina gën a am yaatuwaay ci jàppale boobu mu bëgg a def donc ci wàllu femmes yi loolu la décidé te nee na priorité bi nga xamante ne moom la jël muy les femmes et les jeunes muy nee na loolu mooy priorité am ba tax na loolu rek laa bëggoon junju ci programme bi am na yeneen yoo xam ne peut-être mënuma monopoliser parole bi mais je pense que support yi tey jii disponible na dinañ ko joxe pour bu ngeen yeggee ngeen xool ko gën ko xool mais y a 50 mesures opérationnelles yoo xamante ne nee na bis bu toogee dinañ ko évaluer mais li gën a am solo mooy nee na dafa bëgg transparence xam nga luy transparence moom la ñuy jooy sànq am na maire yu taxaw ne xamuñu maire gisuñu maire yëguñu maire nee na moom loolu jeex na ci biir Sicap nee na bis bu toogee première année budget bi da koy génnee ci internet bi ñu koy xam lépp luñ ci jël ñu xam ne lii la ñu jël fii lañ ko dugal fële lañ ko def da koy dugal en ligne muy ci internet bi loolu léppay leer
beneen bi mooy nee na première année bu toogee ba liggéey 1 an dina jox ay jéego dem quartier par quartier wax leen ah li ngeen ma dénkoon de lii laa ci def fii laa ci toll lii laa nar a def déwén ñooñu jugé ko xam nga kooku noonu tey li ñuy woowee reddition des comptes jeex na parce que tey jii nii dafa waroon toog 5 ans pour ñëw rendre compte mais nee na moom déedéet chaque 1 an day ñëw ngeen jugé ko bu liggéeyee ngeen tàcc ko bu liggéeyul ngeen ko liggéeyoo xam nga loolu kooku ñeme na li muy def donc loolu moo ci gën a am importance muy la bonne gouvernance et la transparence te moom loolu la jël teg ko parce que dafa ne soxlaalul mairie bi dafa ñëw pour servir la commune et non se servir donc foofu laay jeexalee di leen gërëm di leen sant